salaamaaleykum mbokki waa Sénégal ak àdduna wërgal képp ñu ngi nuyu fépp sénégalais nekk ci biir réew mi ak bitim réew donc seen mbokk ak seen xarit Ali Bathily bokk ci parti bi ñu duppee la République des valeurs réewum Ngor bi nga xam ne ki ko jiite moom mooy le président Thierno Alassane Sall mooy dellu siwaat di waxtaan ak yéen ci li ñu tuddee la chronique du talaata maanaam ab talaata bu ne dinañ dellu si waxtaan ak yéen ci xew-xewu jamono li ñuy wax actualité ci Sénégal ak àdduna wërngal képp tey suñu waxtaan bi ñu ngi ko jëmee ci li ñuy wax conseil constitutionnel nag moom mooy magum këru attekaay yi ci Sénégal waaye nag li ñu bëggoon waxtaanee sax moo doon wàllu mbas mi ndaxte mbas mi toll na foo xam ne Sénégal tey dee gi bëri na feebar gi bëri na suñu ay mbokk sénégalais yi nga xam ne mbas mi daf leen daanal ëpp na te takkarnaase na te fi mu ne nii gisuñu nguur gi teg benn jéego boo xam ne dina dimbali sénégalais yi pour ñu mën a faxas mbas mi ci nu mu gën a gaawee du ñu def rek lu dul ñaanal ñi nga xam ne suñu borom dafa jël seen bakkan ci mbas mi yàlla yeesal seen yërmande ci ñoom ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd feebar yàlla dimbali leen ñu mën a delloo ci seen sago ba dellu ci seeni ay yitte. ñu dellu si waat ci conseil constitutionnel lu tax tey ñu ne dañuy waxtaanee conseil constitutionnel parce que dañu def ab taxaw seetlu ni conseil constitutionnel sénégalais yu bari xamuñu lu mu doon te xamuñu lan mooy njariñam moo tax ñu ne tey il faut ñu dellu si waxtaan ak yéen pour ñu dem ci njariñu conseil constitutionnel wax naa ko ci sama tàmbali waxtaan nee naa conseil constitutionnel moom moo tënk fépp fu nga xam ne moom mooy këru àttekaay ci Sénégal moom moo ci sut ña fa nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo fay àtte juróom-ñaari nit lañu war a nekk ñooñu président de la république moom moo leen di tànn ak décret am ci ñoo xam ne kuy jiite assemblée nationale moom moo leen di proposer président de la république te il faut mu nekk ñoo xam ne dañ leen ràññee ci réew mi ci seen pas-pas seen taxawaay seen xam-xam ak seen jaar-jaar depuis janvier bi at bi tàmbalee 2021 conseil constitutionnel matuñu pour mën di àtte il faut ñu mat juróom-ñaar pour mën a di àtte depuis janvier manqué na ñetti doomu aadama ci ñetti ñooñu am na si koo xam ne suñu borom dafa jël bakkanam ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko aljana am ci ñeneen ñoo xam ne dañu am tolof jamono fan yi ñu génn dégg ngeen ñi assemblée nationale mu ngi doon voté loi bu bees bi ñuy wax affaire terroriste takkarnaase woon dëkk bi loi boobu bu ñu ko voté opposition parlementaire mooy opposition bi nga xam ne dañu am taxawaay ci assemblée nationale déposé recours ci conseil constitutionnel maanaam ñu ñëw ne loi bi ñu voté kat dëppoowul ak yelleef doomu aadama opposition parlementaire bu déposé recours moom mooy ñoom Mamadou Lamine Diallo moom mooy ñoom Cheikh Abdoulaye Bamba Dièye moom mooy ñoom Ousmane Sonko ak ñeneen ñoo xam ne tudduma leen ba ñu déposé recours boobu taseeg ñun waa congrès de la renaissance démocratique CRD bi nga xam ne moom moo ëmb parti yi nga xam ne ñun République des valeurs ci la ñu bokk parti Abdoul Mbaye ancien premier ministre ci la bokk la LD Debout ci la bokk Mamadou Lamine Diallo ci la bokk jot na ci la bokk ak ñeneen ñoo xam ne ci la ñu bokk ñu yebal Abdoul Mbaye pour mu bind président du conseil constitutionnel artu ko ne ko kat fi mu ne nii conseil constitutionnel ni ñu toll atte bu fa ñëwee du ñu mën a atte il faut président conseil constitutionnel ne président de la république na jël décret pour nommer ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooy wuutu ñi nga xam ne kii faatu na ñële feebar nañ ñële mënatuñu ñëw pour ñu mën a tase pour atte boobu beneen bataaxal bi nga xam ne opposition parlementaire mu ngi ci table conseil constitutionnel ñoom ñu jël daal di koy atte ñun nag ñu jàpp ni atte boobu dëppoowul ak benn yoon amul légalité amul justice et président du conseil constitutionnel tontu Abdoul Mbaye ne ko man kat jël naa décision daal di def atte boobu et te kooku président de la république rek moo mën a jël décret pour nommer nit pour ñu donc ñun ñu jàpp ni moom dafa jël prérogative yi nga xam ne
moom la ñu jébbal président de la république parce que ñun sénégalais ñun ñoo ko voté ñoo ko élire président de la république pour mu jël décret si suñuy tur donc kooku dafa jël ay prérogatives yoo xam ne président de la république moom moo ko moom te kooku bu commencé am ci réew jaaxle war na mun a am et leneen li ñu gën a jaaxal moom mooy ñi nga xam ne moom la ñuy wax l'élite sénégalaise maanaam boroom xam-xam yi ci pàcc yëpp ci réew mi muy professeur d'université yi muy médecin yi muy avocat yi muy journaliste yi muy ñëpp ñi nga xam ne boroom xam-xam lañ ci réew mi dafa mel ni kat dañoo seetlu depuis ay quelques at dañoo démissionné waxuma ñëpp nag am na ñoo xam ne ñu ngi dégg seen baat mais ñi nga xam ne dañu war a dégg seen baat sénégalais yi déggatuñu seen baat te ñoom ñoo war a artu nguur gi taxaw wax ak sénégalais yi mais ñooñu dafa am ci ñoo xam ne politique tënk na leen am na ci kenn koo xam ne bi président conseil constitutionnel tonté moom moo génn ci këru attekaay yépp ne président conseil constitutionnel kat kenn mënu ko wax dara ndaxte la mu def dëppoo na ak yoon te kooku baat bu ñu ràññee la woon ci wàllum droit constitutionnel bañ nañ ko sax ba ñu ngi koy tuddee le tailleur de la constitution foofu la jaaxle commencé am su fekkee élite bi dañuy jaaxaan ci kanamu politique dafa naa réew mu mel noonu war nañu mën a commencé tiit loolu moo tax waxtaanu tay bi ñu dëppee ko la déliquescence de notre élite le mal profond pour nos valeurs réewum ngor parce que bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo war atu nguur gi en toute indépendance commencé nañ lëkkaloo ñu tënk leen ci wàllu politique jaaxle woon na commencé am ci réew mi te kat nee nañ président de la république souvent damay dégg ñu koy tooñ di ko duppee naan ko lépp lu def Sénégal rek da ko xoolee ci France bu doon day xool ci France sax na jël côté yi nga xam ne moom moo baax ci France bu mois d'août bii ñu génn daaw def nañ voté nañ fenn loi boo xam ne loi wu terrorisme la ci biir loi bi mu am benn ay articles yoo xam ne bañ ko jëlee jébbal ko constitutionnel français dafa nekk nguur gi kat lii duma ko bàyyi mu jàll parce que dëppoowul ak yelleef doomu aadama lu tax deful noonu président de la république mais fi mu ne nii gis ñu kenn ci nguur gi ak kenn koo xam ne dafa wër ñi nga xam ne moom mooy ñoo jiite réew mi ñu am ndombal tànk ci réew mi daal di wax ci loolu moo tax ñu ne ñun dinañ ñëw waxtaan ak sénégalais yi li tubaab bi di wax éclairer seen lanterne ne leen kat lii ne ci réew mi buy raam ci ñag yi la jëm li wolof njaay di wax dina dugal réew mi ci guuta et donc balaa réew mi dem ci nguuta ñun suñu wareef moom mooy ñu artu sénégalais yi ñun république des valeurs bu ngeen di seetlu ci bataaxal bi nga xam ne le président Thierno Alassane Sall bind na ko ca at yi ñu génn ñu tuddee ko le protocole de l'Élysée yaakaar naa moom mooy bii ci biir ci pàcc bu mujje bi mu ngi ko tuddee la justice le dernier rempart ci biir pàcc bu mujje mu ngay artu te li ñuy wax ni yàgg na mi ngi naan la justice est le dernier rempart d'une société civilisée maanaam këru attekaay yi àq ak yelleef doomu aadama su fekkee dafa tas ci réew amul leneen loo xam ne dina mën a dox donc sénégalais yi il faut ñu bàyyi xel ci loolu parce que lépp loo mën a def ci wàllum politique même bu ñu la joxee réew nga koy doxal tant que justice doxul amul lenn lu mën a dox bu dee dafa am justice boo xam ne day àtte ñenn ñi du àtte ñeneen ñi bu dee dafa am justice boo xam ne dafa am kumba am ndey kumba amul ndey réew moomu commencé na jëm ci naka tudul noonu te ñun tey suñu waxtaanu talaata chronique du talaata bi moom mooy ñu artu sénégalais yi wax leen ni nañu bàyyi xel ci loolu am na sax benn boroom xam-xam bu nekkoon Amérique bu ñuy wax Martin Luther King boo foofu laay jeexale moom ba muy waxtaan am na benn wax bu am solo bu mu wax nee na man li ma tiital du mbonaayu doomu aadama yi nga xam ne dañoo bon du seen soxoraay li ma gën a tiital mooy ñi nga xam ne ay doomu aadama yu baax lañ ak société di dox lu bon di ci am ñu noppi te waxuñu dara maanaam ku mën te defoo lu yàqu yow la donc ñu ngi artu l'élite sénégalaise pour ñu jug bañ a ragal bañ a politique di leen tënk ñuy wax ak réew mi di wax ak waa Sénégal loolu moo doon suñu waxtaanu tey ñu leen di gërëm te di leen sant di leen jox daje talaata bii di ñëw bu soobee yàlla laata ñuy tëj dañu bëggoon rek nuyu suñu kilifa diine yi
ak suñu kilifa aada yi yàlla leen yàlla defal wér-gu-yaram defal leen gudd fan yàlla ñi fi jóge kilifa diine yi taas ñu ci seen barkeel di nuyu waa Sénégal di nuyu diaspora bi di nuyu képp fépp fu Sénégal a nekk àdduna wërgal képp jërë ngeen jëf ñu dox daje talaata bii di ñëw salaamualeykum